ñu ne ma lii waroo ko woon a muñaale ci laa dawee dem sunu village def fa juróomi weer ba jàpp juróom-benni weer may doog a ñëwaat. mais contradiction ci durée bi tamit. ah non loolu kay dafa contradiction bi daa metti ak la taxoon mu dem parce que bële dana jàppanteeg patron moo tax mu dem bii mu ne li ko Ousmane Sonko di violé moo tax mu dem beneen bi mooy alors que patron mu wax na lu leer ne dama koo dàq ndax daa mën a fen du wax dëgg muy Ndeye Khady Ndiaye mi nga xam mooy patron waaw beneen bi mooy moom bi nga xam ci biir conférence de presse bi nee nañ ko SMS bi nga xam nee nga yow Ndeye Khady Ndiaye mi sa patron moo la ko envoyé bi mu la ko envoyé ci enquête gendarmerie dañ la laaj ne la ana SMS bi mooy SMS bi mu wax ni ca la xam ne Ousmane Sonko day ñëw mu ne Ndeye Khady Ndiaye ko yónnee bi mu ko yónnee gendarme ne ko ana mu wan ñu ko sa téléphone mu ne non effacé na ko dama ko yónnee rek ma effacé ko dama ko lire rek effacé ko loolu la fa wax ci enquête bi lire leen enquête bi li mu wax waaw te Ndeye Khady Ndiaye may rappelé nee na envoyé ko benn SMS loolu moom waxul dëgg looloo tax bañ ko laajee mënu koo génne ci biir conférence de presse bi mu def moom Adji Sarr mooy waxtaan woowu ngay wax barki démb dani SMS bi ma ko Ndeye Khady envoyé fina dama koo transféré Sidi Ahmed Mbaye ni ko dencal ma ko bi mu nee dencal ma ko rek ca la avocat boobu daal di jóg ni pause parce que xam na ni fa mu jëm baaxul parce que ñoom li leen doon bañ mooy mu dugg ci thèse complot bi maanaam yi wane ni complot am na bu ko jegee rek nga gis mu ni pause foofu lu tax ñu pause loo ko parce que su xasee développé ci loolu ba ñëpp xam ne kon am na te ñoom loolu la ñuy bañ ko dégg parce que Sidi Ahmed Mbaye moom moo ni rëcc ci biir complot bi di ko organiser léegi nag loolu lañ doon bañ mu leer moo tax ñu pause loo ko malheureusement pour ñoom bañ paree dagguñu parti boobu parce que interview bi du woon direct ay dagg-dagge yu méttee ci am yoo xam ne ak cuune gu méttee métti nañ ko defee dara baaxu ci aajowul ngay nekk un grand monteur pour xam ne affaire bi baaxul mais booboot kon muy lu leer nañ parce que ñëpp xam nañ ni Sidi Ahmed Mbaye moo ko jël si jour bi muy wax ne dañ koo violé yóbbu ko ci 4x4 alors que bi ko borom kër gi laajee dani man damay dem ab Jakarta moo may yóbbu léegi kon looloot muy nekk loo xam du dëgg beneen bi ko nee benn journaliste bu fa nekk en tout cas on m'a dit que ki ko laaj question bi doomu Sidi Lamine Mbaye la doomu Sidi Lamine Niass la muy Salma Niass nee nañ moo posé question boobu parce que journaliste ya fa ne woon nag bëri nañ moom Le Monde la nekk léegi bu ko defee bi mu ko laajee question bi ne ko waa yow Adji lu tax bi nga nee dañ laa violé nga njëkkee dem hôpital Idrissa Pouye et CTO te demoo directement police parce que bu ñu la violé ci li nit ñi xam da ngay dem police d'abord police def réquisition pour ñu dem xool sa awra ndax dañ laa violé ñu ne ko lu tax nga njëkkee hôpital Idrissa Pouye mu daan ne di commencer di expliquer rek avocat boobu ma lay wax tamit El Hadj daan di waat pause parce que xam na ne foofa su fa développé thèse complot ba day gën a leerati encore mais loolu li ci am solo du loolu effectivement maanaam El Hadj Diouf ne loolu ñoom ñoo ko wax rek waaye demul noonu bul ci tontu daal di koy dagg pour mu bañ caa tontu mais El Hadj Diouf dafa fàtte ni ci enquête gendarmerie bi mooy enquête préliminaire bi Adji Sarr moo déposé rapport médical boo xam ne hôpital Idrissa Pouye ñoo ko defaral docteur ba ko defaral mi ngi tudd Alfousseyni Gaye mu leer nañ mu bind moom Alfousseyni que Adji Sarr min koy indil nii mu ni nii dañ koo violé ci bees bi maanaam violé ko rek jubal hôpital kon mooy léegi lañ ko violé wala fa saase mu wax ni ci rapport médical bi que Adji Sarr mii ñu ma indil ñàkk na ndawam bu yàgg perte d'hymen boo xam ne ancienne mooy depuis très longtemps. moom expliqué na loolu ne bu yàgg tamit la ko perte. waaw may ma rek ma ñëw mu ni kii ñuy doog a kii ñëw ne dañ koo violé parce que viol mooy awra ku góor ki day dugg ci bu jigéen bi loolu ay violé maanaam mooy sëy rek parce que viol pour ñu wax ko fokk sëy am maanaam da ngay jël sa awra dugal ko ci awra ku jigéen ki mu ni moom médecin bi mu ne bi mu examiner Adji Sarr gis na ni amul benn lésion vulvaire foofu ñu bëri dañ naan lésion mooy gaañ ko déedéet lésion mooy ñu gis ni frottement am na maanaam am na awra ku góor ku dugg ci awra am loolu mu ne amul mais wax ji féete na boor rapport boobu rek leeral na lépp moom laay tuddee la pièce maîtresse de cette affaire qui va clore le débat devant le tribunal kon ñoom ñoo la gën a xam ni pour viol am fokk sëy am kon nag ñu teg ci ni Adji Sarr waxal boppam bërki démb ci waxtaan woowu mu def ak ñaari organes yooyu nga xam ñoo ci fés
mais am na ñeneen ñu fa newoon mais dañoo assumé wul seen responsabilité mais Adji Sarr moo fa wax ni Sidi Ahmed Mbaye bi ma demee wax ko ne ko Ousmane Sonko daf maa violé lu bari dañ laaj ko sax d'ailleurs ci viol boobu ñaata yoon la mu ne xamatu ko te waxoon na ñaata la ci enquête de gendarmerie. 4 fois la woon. 4 fois la waxoon fële joxe ay date alors que joxe ay sax date. joxe ay date ba avocat am wax date boo xam ne boole na ko ci te. borom salon bi ñaari yoon la ko violé salon bi ni ñaari yoon la ko violé te borom salon bi nee na bis boobu El Hadj Diouf naan ñaari yoon la Ousmane Sonko violé Adji Sarr Ousmane Sonko sax ñëwul sama salon far xam nga loolu leer naa ñu la muy ay kàcc neen kàcc yi ñoom ñoo koy bokk rek maanaam avocat bi kàcc moom muy kàcc ñu ànd di kàcc rek wax dëgg yàlla looloo fi am léegi nag loolu bi mu amee moom mu ni Sidi Ahmed Mbaye bi ma ko waxee ne ko Sonko daf may violé dane ko loolu foo ko waxee te amoo ay preuve kenn du ko gëm kon léegi delloon moo violé waat la wax ji sax boo koy wax da lay def ay ree parce que violé du caaxaan maanaam nee na Sidi Ahmed Mbaye ni ma demal mu violé waat la maanaam comme yow léegi amooy preuve demal wuti ay preuve mooy demal mu violé waat la mais non c'est-à-dire fan la nit moo sa gisee jigéen ju ñuy violé muy dem di wut ñu violé ko waat dem di ko préparé mu koy préparé viol xam nga ñun buñ ne wax ji bu nekkee waxi dof ñun ñu nekk nit ñun ñu koy déglu dékk leen sunu noppi nit bañ leen a dékk noppi dof buñ ne dañoo tegi dof xam nga sénégalais yi ku leen tegi dof da ngaa xamul sénégalais yi képp koo fi yaakaar ni daa dof ma ngay wute garab yi mu la faje yow sa bopp nañ bàyyi seen yëfu caaxaan yi damay wax toujours ni Sénégal ñi fi doon nelaw ñoo ni këlëb ci ñi fi doon dajant ñoo ni këlëb ci ñi doon nelaw ñoom ñëpp ñu ànd ni foccet yow fii kenn nelawatu fi kon nag nañ bàyyi seen tappale yi kon man li ma gëm mooy loolu bi mu amee day leeral boor boo ko jëlee rek gis nga su ma duggoon gën a xuus boor boo ko jëlee rek Adji Sarr li may wax day nërmelu da ngay gis mais am na ñu xëy ñu ne Adji Sarr dafa défier Ousmane Sonko parce que bi mu ko waat loowee waaw looloo dama ciy ñëw il faut ñu rappeler ni man bokkuma Pastef encore une fois ànduma ak Ousmane Sonko xaw ma bureau xamul sama bureau xaw ma këram xamul sama kër mosuñoo woonte téléphone loolu c'est important bi ma paree ci loolu ma leeral ni Ousmane Sonko leen ko jiiñ mooy viol menace de mort ak menace de mort waaw viol ak menace de mort lañ ko jiiñ ñu ko dem sëy ak Adji Sarr ci loo xam ñoom ñaar déggoo nañ ci parce que buñ ci déggoo ñun suñu yoon newu ca il faut sénégalais yi bañ a jaawale li ñuy tuddee mooy ci ñaari muskàllaf yoo xam ne si ñoom yàlla lañ tooñ ak seen bopp ak koo xam ne da ngaa forcer nit ki sëy ak moom te ñoom mënuñoo démontrer d'ailleurs Adji Sarr waxal na ko boppam nee na man waxatuma sax waxu viol bi noonu la ko waxee man viol bi sax waxatuma ko moom xam na ne viol mënu koo démontrer moom Adji Sarr xam na ne viol amul maintenant léegi liñ bëgg a développer mooy comme ni ma la waxee yàq deru Ousmane Sonko setal Macky Sall loolu moo taxoon ñu sabab loolu ñu def loolu ñu def mais Adji Sarr su nee na Ousmane Sonko waat mais na waat ne maa ngi moom mosu ñëw sëy mais moom porté wul plainte Ousmane Sonko ni daa sëy ak moom kese déedéet xam nga lu mu porté plainte Ousmane Sonko mooy daa porté plainte Ousmane Sonko ni da koo violé ba nag ba mu koy violé ñaari arme la am te ñaari arme yi weddiwaat na ko ci nam ko waxe woon parce que dani yore na ñaari arme waaye pointé wu ma ko loolu leeral na ko lépp nee na te pourtant avocat am nee na da koo teg ñaari pistolet ni ko da ngay sëy ak man da koo pointé ñaari arme Adji Sarr ci boppam moo waxal boppam ne am na ñuy wax ne daf maa pointé ñaari arme loolu amul kon xam nga arme yi moom nañ ko tege ne li des kon mooy violé bi moom ci boppam nee na violé bi moom wax dëgg yàlla waxatu ci mais nag Ousmane Sonko wax ndax sëy naa ak man wala sëyul ak man mais loolu du débat bi xamul tax moom porté wul plainte Ousmane Sonko ndax daa sëy ak moom kese ci lu mu d'accord li mu ko porté plainte mooy daf koo violé kon kay Adji Sarr lu ma doon a wax mooy daa war a waat d'abord moom ni damaa ngi waat teg ni Ousmane Sonko daf maa violé bu na waat moom it ndax violé wu ma parce que moom violé la ko jiiñ na waat ndax violé wu ma waaye na waat ndax sëy la man loolu mooy complot ba ma la doon wax maanaam pour jéem a yàq deram rek pour sénégalais ni waaw violé wu ko waaye ñam na loolu la comme sénégalais yi ruube mais Ousmane Sonko loolu bu ci waxee ñàkk fayda parce que moom kenn porté wu ko plainte ci loolu leen ko porté plainte mooy viol ku koy waatloo da koy waatloo ndax violé na wala violé taxawaay maître El Hadj Diouf ci mbir mi waaw am na ñoo xam ne rafetluñu ko mais am na ñoo xam ne jàpp nañ ne yoon la parce que conseiller am la avocat am la donc c'est normal mu taxaw jàppale ko encadré ko ba ci prise de parole boobu mu doon def mu réussir ko ñu bëri dañoo jàpp ne nag war ko woon a def di expliquer mais il est dans son rôle tamit loolu ngeen war ko nangul maître xanaa. waaw man nangul naa ko man sérieusement gis nga Moustapha man mbir mi ci dëgg rek laa taxaw parce que man parloo maître El Hadj Diouf comme moom mooy benn ñebbe ci mbir mi ci avocat yi parce que Sénégal gii ni mu bëree avocat ak ni état amee xaalis
ak ni mu amee doole nekk ci ginnaaw complot bii mu leer nañ avocat bu ñu dem mu bañ. noo am na ñaari avocat. waaw moom laa lay wax. avocat boobu sax nangu cee feeñ. da cee waroon a feeñ sax li nga wax noonu laa d'accord moom kay daa waroon a feeñ sax moom it mais nangu cee feeñ parce que xam na dossier bu baaxul. bañ ma nee danoo dem jëli maître Borso Pouye ay rumeur yi daw naan maître Borso la ñuy jël man leen man de jàpp naa ne maître Borso du yàq deram ci dossier bi. dossier bii du ci yàq deram la taxoon ñu xalaat ko mooy maître Borso bokk na ci avocat yi nga xam ñoo tëj nit ku siiw ku ne fii Sénégal ko xam dañ ko ji ñoon viol mais dossier bii dafa vide maître Borso du ci dugg parce que plaidoirie ba mu def keroog bañ jiiñee kooku loolu man maa ngi toog maa ngi woon tribunal mais plaidoirie bu safe noonu mënu ko def ci bii parce que bii amul ay élément y a rien. Le dossier est vide. musuma gis ñu violer nit réseau yi défendre jigéen yu mel ne ñoom Siggil Jigéen ak ñu mel ne ñoom ni ñuy baree Sénégal dañ daan def réseau bu ci nekk indi sa ñaari avocat wala ñett avocat yi dañ daan fees dell ci biir salle bi ba da ngay tiit ki nga xam ne moom lañ jiñ violer mooy tuuti lay avocat bii c'est le contraire Ousmane Sonko la ñëpp song ñoom avocat yi ni moom la ñuy défendre parce que dañ koy jaay doole lii du viol moom mi jiñaate viol avocat bu mu dem mu ne ko man du ma jël bii dossier parce que gisuma ni am na ci lu leer waaw sëñ Moustapha wax ji féete na. waaw mais am nañu tuuti tamit affaire test ADN. waaw test ADN boobu waxu caaxaan la xamul tax. Adji Sarr mais moom ak Ousmane Sonko seen yaram laale nañ parce que da koo maase Ousmane Sonko weddiwul dafaa dem pour maase wu nit kay boo ko maasee am ngeen contact léegi bu ñu defee ay test ADN ndax Ousmane Sonko ndaw si laale nañ et cetera mais même bu fekkoonte ni. Ousmane Sonko damay leeral Sénégalais yi ni test ADN bi xamul te amul sens test ADN bi dafa waroon a prouver viol te test ADN bi mënut a prouver viol man bu ñu demoon dañuy dem xool yaramu ndaw si ndax gaañ nañ ko ndax gajj nañ ko ndax xeex nañ ndax yéreem xotteeku na yooyu la ñuy waxee viol. mais yow test ADN bi viol ni ki te doo xotti yére. waaw moom laa lay wax mais au moins ay indices yu wane ne bañ na nga forcer ko. wala ñu génne ay armes yoo xam dañ koo teg te ndaw si nee na kenn teg ko arme moo ko waxal boppam. daa weddi lan njëkkoon a rumeur yéen njëkkoon a dawal nee na Ousmane Sonko teguma ay arme non dafa teg arme ne da koo teg mais arme yaa ngi ne leen voilà mais teg lu mu ca teg dañu ko arme yaa nga ne pour wal na ne waxi dof lay wax néew ko arme yaa nga ne soo bañee dama lay rey dani arme yaa nga ne gis nga ne kon après mën naa laa booleeg ay nit xoola waxi dof yooyu après mën naa laa booleeg ki nit ça veut dire que kon man duma la def dara kon menace ba nekkatul sur place mais menace ba après la mais non il faut que les gens soient sérieux xam nga ndaw si liy dëgg mooy test ADN bi amul sens dégg naa avocat bi naan test ADN yow ñii même bu ñu wane woon ni ñoom ñaar sëy nañ parce que test ADN lu ñu ci wut mooy wane ni Ousmane Sonko sëy na ak moom même bu amoon te nee naa la rapport médical bi nee na sëy amul jour boobu sëy amul kon nag wax ji féete na boor mais même bu amoon test ADN mënta prouver viol te état bi li ko ci intéressé mooy dañoo bëgg a jiiñ Ousmane Sonko viol pour mën koo téye. mais pour éliminer un adversaire mën na doon porox ndool tamit mënul prouver viol mais mën na doon porox ndool boo xam ne dina may. pour yàq deru waaj. non pas pour yàq deru mais ñu xam ne lëkkaloo am na seen biir ñu doog a xam ndax daf koo forcé wu wala forcé wu ko tamit. déedéet loolu soxlawuñ ko pour bu ñu amee éléments yu wane forcé am na moom soxlawuñ sax pour forcé moom bu xasoon am rek li ñuy wane rek mooy ndax pénétration. non foog ñu xool ndax sëy bi am na d'abord ba pare bu sëy bi amee ñu doog xool ndax forcé na ko. sëy bi nee naa la am na ab médecin moom looluy liggéeyam nee na loolu amul wax ci kay féete na boor loolu mëntuñ ko prouver parce que daa am pièce boo xam ne kenn déposé lu ko Adji Sarr ni bërët ànd ak ay nit ñu koy complotel ñu dem ca hôpital ba ab médecin boo xam ne identifié nañ ko ñëpp xam ko ci sérieux ci Sénégal ay collègue am ñëpp xam nañ ne mu ngi ci hôpital bi moom ab seeni gay bi mu def expertise am daan ne xale bi sëyul daan ne xale bi ñàkk na ndawam bu yàgg kon wax jooju féete na boor te bu doon sax xam nga bu doon daa am keneen ku ko defal mais moom moo ko déposé dans le dossier moom Adji Sarr ak ñi mu àndaloon xam nga nag médecins yi seen i bind neexul a lire loolooy seen problème xëy na waaw ak parax ji ak yéene nit rek rey ko xam nga nit boo ko yéenee rey ko doo teey ñoom teeyuñu pièce boobu nga am moo setal Ousmane Sonko Adji Sarr a ko déposé xam nga loolu la Sénégalais xamul pièce bi setal Ousmane Sonko ni sëyul ak Adji Sarr. Adji Sarr moo ko déposé. Adji Sarr moo ko déposé ci dossier bi dans la procédure mais wax ji féete na boobu Moussa Ba. maintenant donc moo tax man la viol moom pour que nga violé nit kay da ngay yegg ci moom médecin bi nee na yeggul ci moom kay violé wu ko jour boobu. kon jarul donc man jàpp naa ni leneen nun fi waxi tappale la ak layam ji lañ war a bàyyi ñun sénégalais yi buñ gisee dëgg dan ciy taxaw te bàyyi layam ji moo tax de réew mi man nag du ma bokk ci ñi layam yi damay taxaw ci dëgg rek te yàlla tax wax ko ak lu ma ci mën a fekk mu fekk ma ci waaw parce que nag yàlla dëgg la bëgg te damaa bëgg bu ëllëgee buñ demee ba bis pénc
yàlla teg ñu ñun Sénégal yëpp ñu jóg taxaw mu ne coowal Adji Sarr Ousmane Sonko ba mu amee ñu ne dañoo Ousmane Sonko daa violé Adji Sarr ku ci nekk lu doon position man sama position day leer naññee néew ma lii am na seen diggante avant ak lee am na loolu du ma ci dugg parce que ñaari muskàllaf yu déggoo luñ mën a def yoonu procureur néew ci ay waaye lu ci yoonu Dame Mbodj ak lu ci yoonu président ak keneen ak keneen waaye nag loola du ma ca dugg parce que man nekkuma fa woon bay xam lu fa xew mais li leer ci dossier bi mooy bis boobu mu dem ne dañ koo violé kenn violé wu ko parce que ab médecin moo ko bind mu leer naññ kon nag wax ji féete na boobu voilà léegi nag li ñu doon def démb mooy daanu ba ne lañar naan nii laa defoon ak di gën a ñaawal jël bi actuellement dossier bi nañ ko teg ci suuf comme nañ ko sëñ Mountakha sunu sang bu tedd bi ñaane de duñ dem procès leeral ko bu leen neexee Ousmane Sonko def man parce que loolu man li ma gëm sax il y va de l'intérêt de Ousmane Sonko voilà effectivement man li ma gëm xamanta man moo bëgg ñu dem procès parce que dossier bu ñu ko enterré comploteurs yi nekk ci ginnaaw surtout ñaari avocat yooyu di ko jiñante te ñoom constitué wuñ pour Adji Sarr parce que bu doon dañoo constitué pour Adji Sarr comme ni nga ko waxee dañuy am droit bindal ko plainte mais comme ñoom constitué wuñ pour Adji Sarr amuñu droit bind plainte c'est-à-dire seen yoon nekku ci parce que avocat lépp dossier boo xam sa yoon nekku ci constitué woo défendre kenn ci ñaari parti yi amoo droit wax ci sax loolu la loi réew mi wax bâtonnier bi loolu lay tere avocat yi ku ci nekk sa dossier nga am droit wax te mënoo cee da wax bu dee dafa nekk en instruction kon nag man jàpp naa ne ñaari avocat yooyu entre Dior Diagne ak maître Pape Samba Sow waaw entre Dior Diagne ak maître Pape Samba Sow ñoom ñaar ñu ngi portente plainte devant le bâtonnier n'est-ce pas ku ci nekk di wax bâtonnier bi ni ko sawaay li ma waxal du dëgg ku ci nekk sax yaa ngi menacé dem justice pour porter plainte waa léegi ñoom ñaar enquête bi bu leeree procès bi dina génne ñoom ban niveau de responsabilité lañ ci am kiñ ci jiiñ tamit ni moom am na ci lu mu ci laale ci jàppale Adji Sarr ak di ko yóbbu ay hôpital ak andi ak kooku nga xam nee nañ moo ko jëlee ci 4x4 bu ñuul boo xam ne tey jii ñu ngi ciy taqal koo xam ne ca coowal 94 milliards yi ma nga coowal muy Mamour Diallo ñooñu ñëpp ñu ngi koy wax dara leeru ci xam nga loolu lépp leerul parce que lu ñu leen tudd la rek parce que nee nañ Pape Samba moom la nekk gorom xaw ma en tout cas jege ñaaleem la moom Pape Samba kee tamit ñu ngi naan jege ñaale ministre de l'intérieur la loolu lépp daal ñoomu neen la ñu ngi tuumaalante seen biir comme ñu ngi tuumaalante seen biir léegi li am solo mooy nañ fexe ba procès bi am procès bi moom viol moom tege nañ ko volé mënatu la nekk Adji Sarr sax dindi na viol bi léegi mais liñ bëgg a xam mooy ñan ñoo ci laale ñi ci laale ñu xam leen pour que ñu teg leen daan yi leen war a daan parce que politique bu salte bi wërta am Sénégal képp ko fi def dañ laa war a sanctionner ay sanctions exemplaires yoo xam dootoo ko ñemeeti def ba te keneen dootu ko ñemeeti yeneen point yi ñuy dugg